asalaamaaleykum mbokku taalibe yi ñu ngi delluwaat di leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq di leen ñaanal yàlla yiw di leen ñaanal yàlla sutura di leen ñaanal yàlla kaaraange di leen ñaanal yàlla mucc ñu ngi ko koy ñaan bi xurmati sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal suñu ay kilifa diine rawatina suñu xalifa bi nga xam ne mooy Serigne Mbaye Sy Mansour di ko ñaanal di ko ñaanal ay rakkam waaye ñaan boobu tamit nañuy ñaanal xalif généraux yi nekk ci Sénégal yépp rawatina suñu mbokk yu baax yi muy Baye Ablaye Thiaw Laye suñu papa yu baax suñu kilifa yu mel ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass Kaolack waaye spécialement di ko ñaanal Serigne Mountakha Mbacké ca Touba ndax événement bi ñu jublu muy magal Touba ñaanal ko ci farata la ndax muccam mooy mucc ñun njaboot ji ndax mooy suñu kilifa ci Touba loolu la yàlla def ñu koy ñaanal yiw di ko ñaanal sutura di ko ñaanal yàlla dëgëral ko di ko ñaanal yàlla may ko tawféex ba ndam lu màggal Touba daan am rek ci yiw ak ci leer ak ci barke yàlla gën leen ko dolli ñu ñaanal mbokk taalibe yépp nag mu mel ne suñu sëriñ suñu wasila suñu soppe suñu yaakaar sëriñ Babacar Sy Mansour di xalif général des Tidianes dafa am mbokk mu ko seeti bërki démb muy ma dikke ñaan bi ko ma dikke seetee xalifa bi wax ci biir waxam wax ni Ablaye Wade dafa war a bàyyi politique te li des ci dundam mu def ko ci wàllu digganteem ak boromam mu yàlla loolu am ci ñenn ci ñi ànd ak Ablaye Wade mu metti leen waaye kenn ci ñoom ñu koy wax na fi jàlloo dama yàlla jéggal sax ci li ma koy may buzz mu def article bind site internet yu bari reprendre ko mu wax ni dafay jéem a tontu Serigne Babacar Sy Mansour muy xalif général des Tidianes loolu moo tax ñuy def vidéo bi tey ndax xalifa bi moom du yàgg ba mu jël kàddu ni daf koy tontu du yàgg itam ba kenn ci kilifa yi jël kàddu ni daf koy tontu ndax booy tontu da ngay tontu koo yemal niveau ci xalaat ak ci xel ak ci yar ak ci teggin ak ci wilaaya ndax sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu dafa am bis sëriñ Abdou moo ñu ko nettali am ku ñëw di ko dingat benn naar bi ñëw bind dingat sëñ Babacar ci benn affaire sëñ Babacar ni abal leen ma këyit ak big ma tontu ko mais bi mu ko tontoo ba ci digg bi mu ni waaw mais ki dingat kan la ñu ne ko benn naar la bu ne fa la mu ni waaye benn naaru la ay maanaam ñooñu duñ ko tardeel na fi yow it Serigne Babacar Sy Mansour doo ko tardeel parce que bu fekkee ni moom ñi mu amal affaire mooy yonent yeeg saalixiina yeeg aqtaab yi yow mi nga xam ni li nga tekki bëriwul kon sëriñ bi du jël kàddu nan da lay tontu kilifa yi nga xam ne tamit seen digganteeg seen wàllu yàlla kawe na kawe goo xamante ni diggante xayba ak shahada la ñuy jaabante ñooñu du ñu nekk fi nan dañu lay tontu mu mel ni sëriñ Babacar Sy Mansour li mu wax du waxam waxu boroom xam-xam yu tedd yi nga xam ni ñooy boroom xam-xam yi seen xam-xam la ak seen wax waaw démb rek dugal nañ vidéo bi bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di wax ci boroom xam-xam bu mag boobu waxoon ni duma am juróom-ñetti fukki at di nangu ñu may dugal ci benke ñenke dund loolu la Serigne Babacar Sy fàttali Abdoulaye Wade mag mu am 80 ans bul nangu ñu lay dugal ci ay saagaat ay xastanteeg ay yaafi waxoon ak ay yaafi defoon te Ablaye Wade dafa cher ci ñun ñëpp sénégalais bu nekk Ablaye Wade cher na ci yow ni mu chéré ci yow mooy buñ doon compter ñi nga xamante ni ñooy représenté Sénégal ci wàllu politique ci wàllu diplomatie kenn mënul tudd ñaar ba ñett te dootu ci tudd Ablaye Wade ndax li ko yàlla may ci xam-xam li ko yàlla may ci xel ku am ku mel noonu nag sakkanal ko farata lay doon ndaxte xam naa yow na fi sa
xam-xam waxuma xam-xam sax mais sa ñor bëriwul mais ñun ñi nga xam ni nag dañoo yàgg fréquenté ay kilifa ñu ñuy jàngal ñun dinañ am lu ñu xam. Lamine Gueye président Lamine Gueye dafa wax dafa wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy wax ko ni ko seen papa Serigne Babacar Sy dama leen mere mu ni ko lu tax mu ni ko da ngeen ko bàyyi nit ñi foowee ko ba mu teel a dem te Serigne Babacar Sy du sëriñ yi rek nitu yàlla bu mag la borom xam-xam la da ngeen ko waroon sakkanal suñ ko gisee tey balaa ñu koy gisati yàllaa xam. Ablaye Wade tamit loolu la sëriñ bi muy wax yéene boobu la am te yaa ngi wax xaddisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni yonent bi sallallahu waxos da nga ni yàlla nee na lan la yàlla wax ci koo xam ne day dugg ci lu yoonam nekkul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ci xaddis wax ni képp ku gëm yàlla képp ku dina yéwénal diine nit ki li koy yéwénal bokk na ci bañ a dugg ci lu yoonam nekkul xaddis boobu nga jéem a fàttali te maîtriser boobu ñu lay wax ni Serigne Mbaye Sy Mansour benn foofu laa lay commencé ci tontu bi di la wax ni li mu dugg yoonam la ndax dafa jàpp ni Ablaye Wade ñoom ñaar ñoo bokk mission bokk service te mooy Sénégal te koo bokkal service nag am na leneen loo ko war a mën a dimbalee te moom li mu ko mën a dimbalee mooy xalaat ci loolu ma fàttali la Senghor Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy daf ñu jàngal bis wax ni Senghor bi mu njëkkee gis sëñ Babacar Sy de Senghor moo ko nettali Senghor moo ne ko sëñ Babacar Sy dafa ma defal ñaar yoo xam ne du ma ko fàtte mu ne ko bi ma ko njëkkee gis dama xaw a tiit ndax sëñ Babacar Sy ko amoon personnalité la amoon na personnalité ba nga xam ne boo ko gisee ak personnalité am ak wilaayam ak mayam foo jaar am loo yëg Senghor bi mu ko gisee dafa xaw a tiit ba nuyu ko sukk bi mu sukkee sëñ Babacar Sy téye loxoom maanaam téye ko pour bañ mu sukk sëñ Babacar Sy ni ko koo bokkal service doo ko sukkal koo bokkal service doo ko sukkal Serigne Mbaye Sy Mansour nag loolu la xam ni moom Ablaye Wade ñoo bokk Sénégal bokkul li ñu yéene Sénégal mooy jiw mu jox ko conseil te yaa ngi wax xaddis yonent bi mais Serigne Mbaye Sy Mansour li mu def ci waxu yonent bi la ko teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni diine mënoon nañu tënk léppi diine ci laaye biir ak nasiixa léegi dama lay laaj est-ce que Serigne Mbaye Sy Mansour li mu def noonu mënoo ko tuddee laaye biir te mooy conseil rappel bi nga wax ni gis naa sa benn vidéo démb nga wax ni yow da ngay rappeler rek sëñ Mbaye Sy Mansour loolu la def dafa gis ni kii mbokkam la magam la mu ni daf koy laaye biir li mu koy laaye biiree nag mooy mag la tollatul fu ñu koy saagaa ndax Ablaye Wade fi mu toll nii ku ko saaga da nga réew kenn waru ko saaga mag la kenn waru ko wax dara mag la li ñu naan mag buur la maintenant nag pour éviter ko ñu koy saaga ni ay nit di ci jëlee musiba ak safaan mais mu ne ko bàyyil nga consacrer sa dund ci yàlla gis nañ la nga ñëw di jéem a définir naan lan mooy jaamu yàlla lan mooy jaamu yàlla est-ce que politique maanaam defar yëfu cité yooyu mënuñu ko dugal ci jaamu yàlla affaire de maarifatu billahi da nga ciy yem dal parce que mënoo fekk ñu nga xam dañu ngéeju jeex nga leen di bëgg naan da nga leen di dugal ci loo xamante ni ci la ñuy naan loolu mënul nekk dafa am ci nit ñi ay jamono lu ñuy war pour jaamoo ko yàlla mooy maanaam politique ay liggéey wala yooyu noonu mais am na jamono booy ñëw bul war a ci dara jëflanteel ak jëmmi yàlla ji te dara du la gàllankoor mais mag mu am 93 ans eggoo ci fatxul akbar eggoo ci wàllu maanaam dévoilement spirituel ba war a mën a yenn yi nga bàyyi ko pour jaamu sa yàlla directement boo ñu bañ a am intermédiaire mais boobu da nga raté sa dund. loolu la ko Serigne Babacar Sy Mansour doon wax ni ko jamono jii nga toll nekkatul ngay am na loo xam yàlla baal na la ko yàlla wàccal na la ko Ablaye Wade lu mu mënul defal li mu defaloon Sénégal wallahi al azim barke yonent bi du yàgg ba mu defalaat lu ñu toll noonu Sénégal ku am 93 ans loo mënul loo defal woon doo ko defati ku am 93 ans loo jariñoon sa réew doo ko mën a jariñaat lu ñu toll parce que yàlla kat dafa am lu muy doxalee àdduna bi mooy xale mag mooy def jóge fi keneen def Ablaye Wade dund na ba am 93 ans am ay doom am ay rakk am ay xarit yu mën def li mu daan def il est temps que mu dem noppaliku ji loolu bu ko xalifa bi waxee mooy dëgg su ko waxul mooy dëgg yow nag li nga bëgg mooy lan jàpp Ablaye Wade di ko fooyee yow sa papa kenn xamu ko sa papa du am âge bi Ablaye Wade am nga koy bëgg ñu koy topp di ko saaga di ko kii yow bëggoo Ablaye Wade
ku bëgg Ablaye Wade jamono ji li ñu koy dimbalee mooy nga wax ko mu bàyyi yii parce que Serigne Mbaye Sy Mansour li mu commencé mooy lan mooy fàttali léegi politique gu Sénégal ni bu njëkk xëccoo daan na am daawul am saagante léegi xëccoo boo gi saaga la li ma lay wax ne mi ngi ci vidéo bi maintenant mu ni loolu am na Ablaye Wade kon génn ci mais loolu sant yàlla la ci Ablaye Wade war a def conseil la bu ñu ko jox te Ablaye Wade nitu xel la bu ko déggee dina xam ne conseil bu ñu ko jox la bi ci des mooy bëggoo Ablaye Wade lu tax sa kilifa doo ko nettali ay musiba doo ko dugal ci fitna sa kilifa da nga koy dimbalee ci xalaat da nga koy dimbalee ci lu koy dimbali ci wàllu wax ci wàllu ndimbal. gis naa ko bind léegi ni liir na texte yi na fi jàll mais amul lu garaaw mais da nga juum mais parce que dafa taxé xalifa bi jëwkat la ko wax ni ko lan la yàlla wax ci ku wéet ak sa moroom benn mbokk di wax ci keneen loolu mooy jëw xalifa bi yow da ngay jëw loolu la ko wax nga ne ma loolu garaaw bàyyi leen yéen taalibi tijaan yi waxuma surtout yéen taalibi tijaan yi da ngeen ñàkk fayda ngeen def mooy lan dañuy tudd seen kilifa di ko wax lu nekk ngeen naan non garaawul wala kii ku fi tudd xalifa bi dinañ la tontu duñ la saaga parce que ñun yoru yonent bi lañ yor duñu saaga kenn duñu xas kenn duñu diggan kenn mais ku fi wax Serigne Mbaye Sy Mansour dara dinañ la tontu ci xam-xam bu fekkee da nga jéem a bëgg wax xam-xam ak xaddis yonent bi ak wàllu yàlla mun nañ la tontu Serigne Mbaye Sy Mansour li mu def mooy lan fàttali Abdoulaye Wade li ko war te loolu li bi mu koy def c'est parce que Abdoulaye Wade frère am la c'est parce que Abdoulaye Wade mbokku jullitam la c'est parce que Abdoulaye Wade mbokku taalibe la ci ba fekk parce que murit ak tijaan ku nekk mën nga joxe sa bopp conseil Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy wax na ko Serigne Fallou Mbacké da ko doon wax di da ngay def dara doo ma yëgal te sa papa lu mu daan def dañ ciy bokk déggoo mais pour te dire que ni ñun dañu am réew mi lu nga xamante ni kenn amu ko ku mu neex nga mën nga jox sa mbokk sa xalaat loolu la ko Serigne Mbaye Sy Mansour daf ko fàttali mooy kan te mosoo fi gis ci àdduna bi man li may nekk xale li may gëstu mosuma gis ku dem ba am 100 ans réewam yëpp naw ko muy yëngi ci politique di dugg ci benke ñenke mais loolu Abdoulaye Wade dafa war ñu jëloo ko njukkal dafa war ñu sargal ko mais ku ñu war a sargal nga yëngi di rey sa bopp ci fitna àdduna yi xale yi ñu lay saaga kii di la wax lii kii di la manqué de respect loolu moo bon Abdoulaye Wade kenn waru ko xas kenn waru ko saaga donc na bàyyi yuy mu nekk loolu nañ koy wax ñun ay sëtam ñun ay ñi nga xam ni dañ ko sopp parce que ñun ni ñuy soppee nit du ci politique maanaam diw laa faral déedéet ñun dañuy ànd ak ki nga xamante ni bi moo yéene Sénégal jàmm Abdoulaye Wade lu mu bon am na lu mu def Sénégal loolu dañ ko koy santee maintenant du ñu nangu nag kenn di xas suñu sëriñ ci parce que Abdoulaye Wade nga bëgg wala Abdoulaye Wade nga faral kon mooy Abdoulaye Wade bul tax tamit ñu ñàkkee teggin wala wax Abdoulaye Wade lu mu bëggul dégg te boo ko waxat boo fi dalatee xalif général bi dinañ wax Abdoulaye Wade luy tàkk da du fay su fekkee liñ ñuy jaay dañ ci am ba paqueté ko denc bul ñu wax lu nga xamante ni moo ñuy waxloo wala moo ñuy yàqal di ñaanalaat encore une fois xalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour di ko ñaanal yiw di ko ñaanal yàlla ngeen ñaanal ko parce que moom mooy nit ku nga xam ni du nëbb dëggam lu mu am pour wax ko da koy wax moom lu mu xalaat xam ni lii yaakaar na ni baax na kon da koy wax loolu rek la ñuy wax que ni Serigne Mbaye Sy ñu ngi koy ñaan di ñaanal xalif généraux yëpp Serigne Mountakha Mbacké ak ñëpp di wax ni Nafi Diallo ku weddi li may wax da ngay dem nga lire texte bi mi ngi ci internet bi ku bind Nafi Diallo da nga ko gis li mu wax mais ñun du ñu wax ay Nafi Diallo kii ñun suñu wax dafay dellu ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni kuy wax na nga wax yiw wala nga noppi Nafi booy wax ëllëg bu ëllëgee sooy wax na nga wax yiw xam nga ñun jeune tijaan yi mënoon nañu dem tey dajaloo ñëw naan dañ lay jéem a attaqué wala dañ lay jéem a dóor wala yooyu loolu du suñu jikko te lii may sant yàlla loolu la mooy kenn du laal xalifa général des Tidianes ba benn taalibe Tidiane xalaat dem attaqué la physiquement wallahi duñ ko def lu tax moo rus nañ ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nekk attaqué nañ ko mais mosu réagir physiquement lu dul ginnaaw bi ko yàlla joxe ndigal mais moytul nag di dugal sa bopp ci ay yoo xamante ne bi baaxul nañu taxaw ñun ñëpp taxaw pour défendre suñu sëriñ te mooy ni ñu koy défendre mooy la
mooy ku ko wax lu tegginuwul ñu taxaw wax la loo xam ne di nga ko dégg te bu déggee dina dugg sa nopp. Serigne Mbaye Sy Mansour encore une fois musul wax bu ñàkkee teggin te yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadis boobu nga wax li ma lay waxaat ni yonent bi Serigne Mbaye Sy Mansour li mu wax ci wax yonent bi la ko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni yonent bi dafa wax ci benn xadis wax ni ngeen baal ñu ci coupure bi dañuy am kuy woote yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadis wax ni ku gëm yàlla gëm bis penc na nga wax yiw mu dellu waxaat ni diine mën nañ ko tënk lépp diine ci laayante biir sëñ Mbaye Sy Mansour ñaar yooyu la def dafa jël Ablaye Wade jàpp ni mbokkam la mu laaye ko biir jàpp ni Ablaye Wade mbokkam la mu wax yiw Nafi bu ëllëgee sooy waxal yiw soo mun wax yiw nga noppi sëñ Mbaye Sy Mansour du sa moroom sëñ Mbaye Sy Mansour xalif général des Tidiane la moom lañ fi am soo ko attaqué ñun ñëpp nga attaqué loolu la ñuy wax. li ci des nag mooy taalibe yi nga xam ne dañuy ñëw ci commenté naan ay xalifa bi lii la war a def ñooñu duñu ay taalibe jëluñu wird xamuñu sax luy xew ñoom jëluñu wird mooy taalibe yi nga gis ñuy critiqué nii naan ay dañuy critiqué xalifa kenn jëlu ci wird da ngay gis ñuy critiqué ku ci jël wird am jokkuwaay bu mat sëkk doo taxaw di critiquer xalif général des Tidianes. donc loolu moo nekkoon suñu contribution ci wax ni di ñaanal Ablaye Wade jàmm di ko ñaanal jiw di ko ñaanal parce que kilifa la di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex yàlla taxawu ko bi jaahi rasul sallallahu alayhi wasallam yàlla sàmm ko mu dund ay 200 ans loolu dérangé wuñu bu mënoon nekkaat président de la république tamit dérangé wuñu en tout cas li ñuy dérangé mooy lan mooy xalifa bi su waxee wax xalaatam nañ ko jëlee objectivement te bañ ko jëlee subjectivement te bañ a tamit di wax naan yonent bi nee na lii jëlee ko ci li la neex maanaam Nafi noonu lay def day jël ay waxu yàlla yi nga xam ne moom moo ko arrangé ñëw wax ko alors que ni na jële analyser objectivement xam ni Serigne Mbaye Sy Mansour nitu dëgg la amul dara lu muy làq xaalis faalewu ko Serigne Mbaye Sy Mansour rek ñi nekk diaspora bi xam nañ ni ma mooy nga ñëw jox ko enveloppe mu jëlal ko ñu la joxal ma ko sa yaay. donc loolu nañ ci taxaw ñun ñëpp ñun taalibe yëpp nañ ci taxaw di ko waxal li muy def ci yiw ñu koy wax di ko fàttali nit ñi loolu moo nekkoon suñu contribution ñuy am jàmm ngeen di am jàmm ñaanal xalifa bi ñaanal mbokku murid taalibe yi nga xam ne ñooy jublu ci màggal gi yàlla na yàlla defal leen yiw ñoom ñëpp bi jaahi rasul sallallahu alayhi wasallam képp kuy dem yàlla bu ci benn accident am yàlla bu benn feebar am bi jaahi rasul barakat Sidi Ahmed Tidiane yi ñuy waajal gàmmu gi insha allah taala bu nekkul le 19 dina nekk le 20 novembre insha allah taala ouverture des bourses normalement le 8 wala le 9 novembre lay nekk amuñu lu dul gàmmu gi macha allah ndaxte li may tooñee sama mbokku murid yi sama xaritu murid yi su ma leen bëggee tooñ man leen coupe du monde bi ñu reetaan ba sonn ñu ne ma ñoom it ñoom ñooy coupe super coupe man leen waa baax loolu yëpp pour wax leen jàmm bi am ci dëkk bi parce que fii ku mu neex nga tooñ murid tooñ tijaan tooñante kalante comme doomu bàjjan doomu nijaay comme séeréer ak pël loolu jàmm jooju buñ ko fi jëlee pour ñu garder ko fi nag il faut que ñu am suñu ay kilifa ñu leen di xormaal Serigne Mbaye Sy Mansour bu baax xormaal Serigne Mountakha Mbacké xormaal xalif général des Tidianes xalif généraux yëpp yal na yàlla may leen yiw xale bu fi réew nag di tontu kilifa yi bis bu ñu meree ñun laa la wax ci course lañ jëm bu ñu meree dëgg laa wax fekk ñi ngi wax nii nag meraguñu ñun bu ñu meree dëgg ci allahuma yi lañ jëm wax ak yàlla wala wax ak luñ ko ñu mën a waxal xaayaan ku dégg séeréer ñu ngi baalu ak ñëpp di jégalu di baalu ak taalibi tijaan yi ma am na ñoo xam bu ma paree li ma leen wax dañu xaw a nasax da ngeen xaw a nasax tuuti ci bàyyi seen bopp ku laal seen kilifa ngeen ngay jéem a analyser ci naan dafa ku laal sa kilifa laal ko sa kilifa amoo ku dul moom ànd ak sa kilifa daanu moo gën ànd ak politicien ba falu salaamaaleykum